asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fa sélection palam député yi ñu nar a amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal directeur exécutif bu ONG 3D jàpp ni liste départementale bu kon Yewwi Askan Wi baaxul ndax wàccoowul ak li ñu fi tëral mu di parité moom Moundiaye Cissé ba léegi rek di naqarlu bu baax a baax Barthélémy Diaz ak taxawaay bi mu amoon démb ca direction générale des élections saax-saaxee gi ñu def yenn ci ay câble yu TER train express régional muy dagg ko loolee ñi ko def dinañ leen teg ay daan mu di ay kàddu yu tukkee ci jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir réew mi moom Antoine Félix Diome nee na nag mbir mi incivisme képp lañ ko mën a dippee mu doon teewee tey ji le lancement journée nationale yi ñu jagleel sapeur pompier. ci bés yooyu le sax nag tey dañuy taxaw ci 51e compagnie d'incendie ak secours ba nekk fële ca Ndar mu di ay nit yu xarañ yu fa nekk taxawal ab dispositif bu am solo ngir mën a gën a baral seeni loxo rawatina bu amee incident ci wàllu woowule. ci seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction bi ñu amal alxames gu jot tey ñu leen di wax ak par devoir civique et militant le Sénégal que je connais mu di ab téere bu Talibouya Aïdara bind moom nag téere boobule daf ci sëgg bu baax a baax ci ay ponk yu bëri ci société bi lu ci mel ni wàllum mbay mi napp gi environnement ak paj mi waaye it bàyyiwul benn ruq-ruqaat ci réew bu Sénégal loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi Moundiaye Cissé di naqarlu bu baax a baax Barthélémy Diaz di maire bu Ndakaaru ak taxawaay bi mu am démb ca direction générale des élections dem foofule di songu takk der ya fa nekk moom Moundiaye Cissé di directeur exécutif bu ONG 3D jàpp ni liste bi Yewwi Askan Wi wane file bu fekkente ni mooy bi ñuy gis ci réseaux sociaux yi liste boobule baaxul ndax wàccoowul ak parité maanaam fu ñu teg góor toftal ca jigéen ba liste bi noppi moom mi bokk ci société civile nag di ñu wax ci yan anam la ñu war a mën a gàntale ab liste ci élection yi ñu déglu ko ci micro Chérif Dia moo doon ganu Infos Matin. ñuy ñaawlu la parce que mën na ñàkk ci démocratie benn jóge ci Barth nga xam ne dafay représenter lu bëri ci Dakar waaye mooy maire Dakar am na koo xam ne mooy mandataire ci Yewwi Askan bi ci élection mandataire mooy interlocuteur bu nguur ci buy organiser élection kon tey Déthié Fall mi nekk mandataire yooyu moom la ñu waroon dégg ci mbir mi foofu ba bu fekkee seen liste baax na amuñu coow mu war a mën a indi mais nag bu fekkee ne liste boobu la ñu déposé mooy que ne liste boobu du jàll parce que loi bi dafa clair ci affaire recevabilité document candidature yi liste bu respecté wul parité c'est une liste irrecevable alors moo tax te bu boobaa remplacement mënul am parce que remplacement mu ngi am ci ñetti cas benn cas bi mooy nit ki gaañu avant élection yi nga mën ko remplacer beneen bi mooy nit ki eh bien pièce am manqué ki yàqu périmé wala beneen bi mooy ki nga xamante dafa inéligible mooy par exemple un magistrat mënuñu ko investir wala koo xam ne amagul 18 ans mënuñu ko investir wala koo xam ne yoon da ko tëj kaso mooy ñi nga xam ne dañu am condamnation yooyu cas la ñu mën a remplacer ay personnes ñu investir donc li génn ci réseaux sociaux yi bu fekkee ne du liste Yewwi coolu jaru ko nañu dox jàmm ci réew mi je crois que loolu moom bu fekkee nag seen liste la boobu waa am na problème. ci wàllu liste parrainage yooyu la jàppale ni direction générale des élections moom nangu na liste parrainage yu coalition buntu bi ngir législative yooyu la ndax coalition bi dañ leen waxoon dafa am ay doublon maanaam nit ñu xaatim ñaari yoon ñu ne leen ñu jooyanti lu ni mel. fële ca diwaanu Touba moom mouvement ànd falaat Macky dafa mer bay futt daanaka ba noppi di yëglu ci ay jafe-jafe yu mën a am ci élection palum député yooyu la ña bokk ci mouvement bi dañoo jàpp ni coalition Benno Bokk Yaakaar boo mayul dina nërmeeluwaat foofu ca diwaanu Touba niñ ko defoon ci local ndax tànneef yi ñu def foofu ñëpp ànduñu ca Papa Balla Gueye lañ ci àndal ak Talla Samb. daanaka li taxoon ñu ñàkk élection locale yi lépp ngi teguwaat nii ci diwaanu Touba ci gis-gisu Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo moom mi nga xam ne moom moo nekk njiital mouvement Falaat Macky muy xamle ne daanaka tànneef yi nga xamante ne jëmle nañ ko ci ñenn ci parti bi day doon loo xam ne jaarul du yoon te mën naa indiwaat loo xamante ne detteelu gu mag a mag lay doon. parce que ngànk yëf yi ànd ci
élection locale yi ñu nax ko aw ci kawam mais na tànn beneen équipe jeune marabout yaa ngi fi Cheikh saa ngi fi soxna yaa ngi fi nañ yebal ay nit Touba ñu ñëw vérifier fii problème bi lan la mais ku ko bàyyi ca lobby ba demoon Dakar mu recevoir leen ci lay sukkandiku pour dugalaat loxoom Touba bu boobaa gàcc gu rëy dana am kon président Macky Sall nekk na fi ba jóge fi mës a gagné Touba baat boobu mooy jib. mu nekk itam responsable ci mouvement Falaat Macky Serigne Fallou Mbacké moom itam di dellu di ñaax njiitu réew mi Macky Sall ngir mu daal di tànn ay nit ñoo xamante ne daañu mën a taxaw ci biir dëkk bi gën leen a jàppale itam parti bile. wàllu assainissement lim ci def leer na digganteem ak xalifa bi fi nekk di Serigne Mountakha ni mu ko war a taxawee ni mu ko war a jàppee def ko sëriñ def ko bàyyi def ko lépp ba tax ba tey ab ñi naan élection Touba Macky mënu koo gañe loolu kon li ma jàpp man mooy maanaam taxawaay bi mu war a taxaw ci am ay nit ñu ko teewal Touba wane ab liggéeyam loolu moo manqué. jafe-jafe yu bari yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci parti bi tax na mouvement ànd Falaat Macky di dellu di woo seen njiital parti bi ngir mu daal di gën a yokk doole ci diwaanu Touba waaye itam fexe ba ñu daal di moytu detteeluwaat ci ngoonu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2022. kii jiite liste nationale bu Yewwi Askan Wi di Ousmane Sonko nekk itam maire bu Ziguinchor moom nag démb amal na lancement semaine bi ñu jagleel citoyen yi moom mu dooree ko ak ay yëngu-yëngu lu ci mel ni di raxasaat defaraat bale waaye rawatina ci place Gawo bi nekk foofule ay kilifa sax fekkee nañu ko moom muy woo ñi nekk ca Ziguinchor ñuy wëyal ay yëngu-yëngu yu ni mel Ousmane Sonko la ñuy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. yéeme mooy suñu métier bi ñëpp dañu jàpp ne dafa toll ci bëgg yàqu fi mu nekk nii ñëpp ci ànd dégg ngeen léegi adjointe au gouverneur bi madame Faye dans son brillant exposé li mu wax nee na dafa am ñu juux ci suñu biir wolof bu xóot. ñuy jéggalu ci njuumte boobule dañuy dem fële ca Ziguinchor ñuy fàttali sax ni jamono ji moom Ousmane Sonko mi ngi doon amal jàkkaarloog taskatu xabaar yi dinañ ci ànd ci yeneen jataay ak Boubacar Diassi waaye démb amaloon na lancement semaine citoyen foofule moom maire bi nag dafa door yëngu-yëngu yi ci ay raxas ak seetal rawatina ca place Gawo muy woo ñi nekk ca Ziguinchor ñu wëyal liggéey bu ni mel di defaraat dëkk ba moom Ousmane Sonko la ñuy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. fii ak juróomi at la ñuy xam ndax li ñu jëmbat tey sax na meññ na ba nekk na ab guy gu rëy wala est-ce que la ñu tàmmoon xam ci Sénégal mooy bëreet la ñu am départ waaye arrivé zéro loolu est-ce que loolu mooy amaat bii pa kon lii am na solo tey li Ziguinchor am lépp ci ay kilifa ñëw uy si suñu woote fii waaye ni mu amee solo ci symbolique bi fii noonu la waree am solo mooy bés bu nekk kenn ku nekk fàttaliku dañoo jëloon engagement ni ñun ñoo bëgg a joxe suñu bopp ngir suñu gox loolu nag pour mu am mooy il faut ñu fàtte suñu bopp tuuti mooy ñu bañ a nekk naan lii awma ci dara lu dugg sama poste tout de suite donc duma ci sonn li olof yi naan njariñ loo fekkee wala xawma leketu neen ndax lu bëy wala yu demee noonu proverbe yooyu baaxul bokk na ci lu ñu tardeel nit da ngay mën a sonn ci loo xam ne njëriñu ñëpp la su nee njëriñu ñëpp nag njëriñu sa doom la njëriñu sa sët la ëllëg njëriñu sa sëtaat la esprit boobu la ñu war a delloosi te xam naa ne yéen ñi fi teew am ngeen ko kon bu ñu góorgóorloo ci loolu ñun pacte bi ñu bëgg a am ak yéen mooy lépp loo xam ne ci ñun la dinañ ci def suñu kéem kattan ba nekk teg ko à la disposition des Ziguinchorois waaye li ñuy xaar ci yéen mooy saa suñu wootee waxuma suñu tournée gis seen suñu gannaaw de waaye nañ leen gis suñu wet wala ngeen jiituñu. ñu wax ci yàqu-yàqu yi ñu nemmeeku woon ci ay câble yu TER di train express régional mu am ñu ñëw dagg ko loolee nag ña ko def dinañ leen teg ay daan mu di kàddu yu tukkee ci jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome ne yëf yi da koo jaaxal te booy xool incivisme fu mu mën a yem rek loolu la kenn mënut koo sax nag tudd mu cay dolli ni dinañ xam ñan lañu ba noppi ñu jébbal leen yoon tey ji dafa yëkkati kàddu yooyu moom ministre bi ginnaaw ba muy teewee ñetti
ñetteelu édition bés yi ñu jagleel sapeur pompier yi di ko dooree tey jile ba gannaaw suba ca caserne Malick Sy bés yooyu le sax nag comme niñ ko waxee ci diirum ñetti fan la ba tax na tey jile dañoo taxaw tuuti ci 51e compagnie d'incendie et de secours ba ca Ndar mu di ab brigade bu am lu toll ci téeméer ñeent fukk ak ñetti doomu aadama yu xarañ loolu sax ñu taxawal ab dispositif bu am solo ngir mën a taxaw yenn saa yi ak embouteillage ñuy nemmeeku foofule sax nag ngir bu dara amee ñu mën a ci bu gaaw def seenub liggéey reportage Ousseynou Diop Habib Seck. ci juróom fukk ak benn luk compagnie d'incendie et de secours bu sapeur pompier nekk ci diwaanu Ndar Géej. capitaine Ousmane Lo moo ko jiite di commandé brigade bu ni mel. téeméer ak ñeent fukk ak ñetti ci élément nag ñoo nekk ci bërëb bile. ci bés yi ñu jagleel sapeur pompier ci Sénégal tax nag ñoom ñu ubbil nu seen ay bunt file liñ ci mën a nemmeeku bokk na ci dispositif boo xamante ni bu mucc ayib la. ci njëkk mooy ci place Abdoulaye Wade foofee li ñu duppee fourgon pompe tonne lañ fa daal di taxawal ngir nag intervention yi mën a gën a yemb rawatina ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci liggéeyu pont bi ak embouteillage yu bari yi ci am. puisque camp bi mi ngi ci biir île bi donc le commandement dañu jox ay instructions li ñu ne léegi chaque jour dañuy génne benn dispositif moo xam ne benn ambulance mooy nekk ci rond point xor ak beneen ambulance bi nekk ci place benn fourgon bi nekk xam ne mooy nekk ci place Ablaye Wade nga xam ni quartier Sor bi soo amee benn accident wala lakk-lakk donc engins yi nga xam ni moom la ñu proportionné foofu rapidement dañuy dem intervenir. boo génnee ci diwaan Ndar Géej itam ambulance médicalisée ñu ngi ko fa taxawal ngir yenn ci jéye wala jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi dañ koy am ñu mën leen a wàllu ca nu mu gën a gaaw. ambulance leen fi indi mooy mboolem accident boo xam ne grave na maanaam na accident bu métti boo xam ne maanaam bakkanu doomu aadama mi xëj na ci ambulance yi lañuy génnee ndax dafa am ay garab yoo xam ne ni maanaam moom lañu jëfandikoo ngir mën a wàllu askan bi. Ndar doon dëkk bu ndox wër vedette ambulance bii nag bu jëyee amee ci ndox bi moom la ñuy jëfandikoo. dañ ko gën a yokk donc moom ça veut dire que à part ambulance bi ak yooyu am na benn tamit vedette ambulance boo xam ne moom la ñu def support polonais nga xam ni pêcheurs yi suñu amee problème ci géej gi moom rapidement moom day dem intervenir. positif bi ñu gis file nekk na loo xamante ni lu yemb la ngir askan wi ñu leen di mën a xettali saa su ne fii ci 51e compagnie d'incendie et de secours bu Ndar bu ne lu toll ci fanweer ci intervention ak lu teg dañ ko amal. ñoom dañuy faral di liggéey bu baax a baax sax ci bu accident amee ci dem beeg dikk bi ci woto yi am na benn syndicat mu ëmb ay chauffeurs yu taxi yu nekk fii ci Sénégal bokk ci confédération des syndicats autonomes ñoom nag ñu ngi yëglu itam ci accident yooyu ni mu bëree ñu ngay ñaax ñi bokk ca ñoom waaye itam askan wi ñu xoolaat bu baax a baax seenub kaaraange ci kaw tali bi. gouverneur bu Ndakaaru bi jiite atelier bi ñu doon waxtaanee loolu le moom tam mi ngi woo askan wi ñu gën a farlu ci loolu le Alhassane Sall lay wuyoo moom nag jàpp it ni daanaka dañoo war a def suñu kéem kàttan ba tali yi képp ku ciy jaar nga mën a nekk ci kaaraange te dara du la ci fekk dañ koy déglu ci micro Alioune Diagne. yéen ñëpp seetlu ngeen ni accident yi malgré li nga xam ne ñi ngi koy jël comme mesure mi ngi continuer di am même bu dul Dakar it yéen a ngi koy dégg ci axe yu mag yi. alors kon bu ñu taxawee ñoom di waxtaan ci loolu pour trouver ci ay solution du ñu mën lu dul rafetlu ko moo taxoon tey ma ñëw bokk ak ñoom bés bi ak techniciens yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu transport mais également force de sécurité yi pour que lépp lu nga xam ne mesure la bu ñu war a jël pour améliorer la sécurité routière ca mu jóge ci ñoom ñu xool nan lañ koy mettre en œuvre. alors état bi nag ñëpp gis nañu li mu def ci wàllu améliorer la mobilité ci ay tali yu baax éclairer ko mais également def fa toutes les commodités rien que pour le confort des usagers mais également pour xeex lépp lu nga xam ne insécurité routière la. liggéeykatu hôpital régional bu Diourbel di Heinrich Lübke ñoom li ñuy naqarlu mooy yenn ci seeni naataango yu bëri yu ñuy jël di leen yóbbu ci yeneen diwaan ngir ñu dem liggéey foofule te kenn indiwul ku leen fa wutu ndax bëri na ci ñoo xam ne ñu ngi leen yabal fële ci hôpital Ahmadul Khadim ba ca Touba hôpital bu bees bi te loolu dafay gàllankooral hôpital régional bi bu baax a baax ndax ñu bëri nekkatuñu fa Babacar Diouf lañ ci àndal. ci toogaanub ñaxtu bu nu amale ci biir hôpital bi lañu wone seen ñàkk ànd ci affectation yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy affecté personnelu hôpital bi ca hôpital bu Touba. kon benn waxuma laa benn pédiatre mais ay pédiatre la fi war a indi
kon ki fi nekk ngir yàlla yonent bi ñu koy ñaan ministre bi nañu ko fi bàyyil te dolli ju personnel te dolli ju matériel gën ñoo équipé ba ñu mën a gën a taxaw loolu lañ soxla. te ñu dolli ñu ñeneen dolli ñu ay infirmier dolli ñu ay aide-soignante ba nga xamee ne ni kii bi pédiatrie bi day stable. bi ci mujj te jaaxal leen ba ñu mënatuñ koo muñ moo di affectation pédiatre bu nga xam ne moo nekkoon ci hôpital Heinrich Lücke ñu koy wooyee docteur Koundoul. sëñ Mountakha ñun ñoo ngi koy ñaan pédiatre bi ñu jël ndax Touba Njaareem Mbàkke benn la bu ñu ko bàyyilee Njaareem gi mi ngi mel ni mi ngi ko bàyyi Touba sëñ Mountakha Mbàkke suñu sëriñ bu baax bi nañu ñaanal Diouf Sarr mu bàyyil ñu fi docteur Koundoul loolu la population bi yëpp soxla. sitting bi nga xam ne dañ ci doon yëglu rek boo moytul nag dina egg foo xam ne nii fooguñu ko woon bu dee ministère de la santé mi nga xam ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma teggiwul tànkam fi nga xam ne fa la ko teg. ba léegi ci wàllum paj mi fële ca Toubacouta moom dañoo jàpp ni ab centre de santé de référence nekk na lu war a am foofule ci jamono jile te commune bu Karang nekk ca frontière ba diggante Sénégal ak Gambie soriwu ko moom moo war a dalal bërëbu fajukaay bu ni mel en tout cas élus locaux yi nekk foofu ca département bu Foundiougne ñoom loolu la ñuy sàkku ca Karang la ñu daje di ko waxtaanee Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo ñu teewal ci région bu Fatick. meeru Karang nag doléance bi ci kanamu kilifay gambien yi ak itam yu sénégalais la ko amalee moom nag nee na ab centre de santé de référence jot nañu tabax ko foofee ci commune bu Karang nga xam ne ca frontière ba la féetee benn poste de santé moom moo fa nekk nag buñ sukkandikoo ci maire bi te nee na bés bu nekk ay nit yuy jóge Gambie ak itam Sénégal dañ fay ñëw di faju doléance bi boo gisee ma def ko mooy suñu commune dafa sori ci frontière gambienne bi la nekk bés bu nekk ay nit ñu feebar ñu jóge Gambie dañuy ñëw di fi faju te benn poste de santé kese la ñu am suñu diggante ak centre de santé bu Sokone nit gis ngeen ni mu soree ñun ñii sax ci mairie bi am na ab terrain bu ñu délibéré ngir ñu mën faa tabax centre de santé boobu kilifa yi rek nag ñoom la ñuy xaar ngir ñu jàppale ñu tabaxal ñu centre de santé bu ni mel. Que le conseil municipal a déjà procédé à la délibération du site devant abriter le dit centre. doléance bu ni mel nag président conseil départemental bu Foundiougne di wax ne lu yanu maanaa la Karang nag benn la ci juróomi commune yi nga xam ni ñoo bootu ci arrondissement bu Toubacouta féetee ci biir département bu Foundiougne. muy benn centre de santé bu nga xam ne ci Toubacouta lañ koy def. Karang la feneen la ak fu mu mën a doon fii moom soxla na ko parce que arrondissement Toubacouta bokk na ci arrondissement yi gën a rëy ci département Foundiougne. beneen plaidoyer itam def nañu ko fa mu jëm ci jox poste de santé bu Karang ab ambulance ba fa nekkoon dafa paan. Karang dafa amul ambulance ci piment bu accident bi nga xool population bu toll nii dañuy def évacuation 5 fois wala 8 fois par jour ambulance dafa nekk urgence tey ci Karang. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite goxee goxaat yi féete foofee ci département bu Foundiougne sàkku nañu itam ci ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu wérgu yaram gi ak action sociale mu taxaw ci ni ñuy defaraatee centre de santé bu Foundiougne bâtiment ba nga xam ni ca la centre de santé boobu nekkee fi mu ne daanaka dafa xàppatikoo boor bu nekk. jërëjëf Aminata Goudiaby ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci leneen ginnaaw plainte bu maître Djibril War bi tax Cheikh Oumar Diagne nekk ci kaso bi ànd sàmm jikko yi ne moom itam dina dem kalaame député boobule ca yoon ginnaaw ab conférence de presse bu ñu doon amal mbootaay bi li muy sàkku mooy ba tey rek ñu criminaliser mbirum góor jigéen teg ci ñuy dëggal ni dafa am ab agenda LGBT boo xam ne gouvernement bu Sénégal ci boppam moo koy doxal ñoom ñi bokk ci ànd sàmm jikko yi bëgg amal ab doxum ñaxtu ci tekk ak dal niki ëllëg aljuma dooree ko ca rond point Coude dem ba ca rond point bu Médina li ñu bëgg itam mooy ñu bàyyi Cheikh Oumar Diagne mi nga xam ne caabi da koo féete ginnaaw jamono ji Ababacar Mboub moom mooy coordonnateur u ànd sàmm jikko yi moom lañ ciy déglu ci micro Habib Faye ak Pape Sangone Mbaye. ma ni xeex bi na sénégalais yépp xam état bi na xam ne ñi ñuy dégg ca bitim réew nañu xam ne lépp lu xeex bi laaj insha allahu rabbi danañ ko ci def danañ ko ci def tey danañ ko ci def ëllëg danañ ko ci def ba dogalub yàlla di agsi ci ñun moom Djibril War mi nga xam ne nee na dañu koo sosal moom li mu wax ci ànd sàmm jikko yi kenn waxu ko lu toll noonu dem na ba yegg sax ni Cheikh Omar te man loolu maa ngi ciy xaar ñëpp ni ci ànd sàmm jikko yi war a taxawee mais surtout association yi xeex ak yelleefu jigéen ñi dal ci kawam porté ko plainte ndax xool ba xam justice bi nga xam ne si à deux vitesses la nan la ciy taxawee aussi
askan wu Taïba Ndiaye moom nekk fële ca région bu Thiès génnoon nañu semaine bële weesu ak mbooloo ngir naqarlu bu baax a baax ni Aquatech ki yore ndox mi foofule dañoo bëgg sax mu abal leen directeur bu OFOR moom ñëw na foofule wax leen yenn ci ay saafara yu mun am indi ci jafe-jafe bi mu ne dinañ amal ñetteelu forage foofule ab château d'eau ak juróom-benn kilomètre mu ñeel ab réseau mu am ab ndaje bu ñu amal foofule sax ci teewaayu préfet bu sous-préfet bu Mewane ak ñi dëkk ci wàllu woowu ak Aquatech ca boppam reportage Cheikh Anta Diop Seylatia. ginnaaw ay bés bi ñu génnoon askanu Taïba Ndiaye génnoon doon wax ne na fi Aquatech jóge ndaxte amuñu ndox yuuxu yooyee tey jii de directeur général bu OFOR dikkoon ci Taïba Ndiaye doon leen wàllu indil leen xibaar ak taxawaay bu mat sëkk ngir dëkk bi am ndox. waxtaan nañu aussi ci jafe-jafe ndox yi am ci zone bi tey ñu gis lu yàggul loolu population bi doon ko manifester ci loolu nag yàlla dimbali nañu ba jot nañu gis ci benn programme ñu mën a wëyal fii benn forage def ci benn château d'eau ba pare jàppale leen ci wàllu optimisation réseau bi mooy 6 kilomètres yi nga xam ni dañu gis ne daal dafa am ay perte loolu nag population bi rafetlu na ko maire bi rafetlu ko waaye tamit waxtaan nañu ci wàllu seen nekkin fii ak Aquatech ñu rafetlu bu baax waxtaan yi ni mu tëree ndax def nañ ko ci jàmm ak salaam ku ci nekk wax nga sa yéene ak sa mbébét ci wàllu ndox bi. Mamadou Ndiaye moom moo jiite ànd taxawu Taïba Ndiaye moom ci jëmi boppam nee na lii waa OFOR def de lu baax la. yàlla moo bëgg rek problème yi jeex tey kon mën nañ ni loolu noonu bu amee population bi ñoom pare nañ pour fay seen i facture directeur bi mu ni dañuy teg sur place. comité de gestion buy travailler avec Aquatech dans ce cas-là ñu ànd nañ ci loolu. sous-préfet bu Mewane di Ibrahima Ndaw ak directeur général bu OFOR nee nañ ñi ngi sàkku nag ci askan wi dëkk fii ci Taïba Ndiaye ñu ànd ak waa Aquatech liggéey ngir jafe-jafe ndox yi nga xamante ne askan wi doon lañ ko am ci wàllum ndox mu nekk lu ñuy fàtte. xibaaru cosaan ak aada ak musique alerte mooy album bu mujj bu Idrissa Diop mu comporté lu toll ci 15 titres album bi nag daanaka titre bi ci ëpp solo booy xool mooy agression climatique artiste bi jël ko mu nekk ab combat ngir fexe ba gën a sàmm suñu planète bile album bi ak clip vidéo bi nag démb lañ ko présenté ci teewaayu Ibrahima Kane ak Youssou Baw. gannaaw seetlu gi jëm ci alam gi nga xam ne mu ngi yàqu naka noonu itam réchauffement climatique lim ñu mën a jural Idrissa Diop mu ngi artu ab album bu bees mu duppee ko alerte am ci ab titre phare ñu tuddee ko agression climatique clip boobee la artiste bi doon fësal gannaaw bi mu présenté album bi ba noppi. dafa mel ni xamuñu ñu bari au Sénégal xamuñu li environnement di def comme rëq-rëq ak li muy gaañ. lu mën a gaañe la donc loolu dañuy dem ci marché yi ak ci place publique yi ak ci kër yi ci région yeeg yëpp 14 régions yëpp nañ ko wër pour waxtaan ak sénégalais yi ak sénégalaises yëpp importance su climat bi moo tax tey bi ma ñëwee ñu présenté morceau bi agression climatique mooy loo xam ni dama ko bokk ak artistes sénégalais yëpp ñoom ñëpp laa ko liggéeyal vraiment boo gisee li ma ci feeñ sax bariwul noonu. gàncax gi laa gën a wane ak mala yeeg yenn ak pollueurs yeeg yooyu. mu nekk ab clip boo xam ne sensibilisation lañ ci nemmeeku ci agression yi ñuy def jëmale ko ci alam gi. mu di ab combat boo xam ne ñëpp a ko war a porter artiste bi di ci interpeller njiitu réew mi nga xam ne moom moo jiite sax jamono ji présidence su Union africaine. di woo président Macky Sall ci COP 21 yooyu ñuy wax engagement yi foog ñu jël ko pour que Afrique bi nga xam ne mooy suñu lépp Sénégal fii di suñu lépp mu bañ a amati yenn doxalin yi parce que boo gisee France li ñuy polluer fii bari na boo xoolee Allemagne li ñuy polluer fii bari na ne président Macky Sall rek.
lu ci élément bi bokk ni mu jeexee sant Abi Faye bu baax a baax dañuy jàll ci leneen ci wàllum cosaan ak aada muy rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey jile Ibou Diouf di ñu xamle ak téere bi ñu naan par devoir civique et militant le Sénégal que je connais loolu nag Talibou Aïdara moom moo ko bind mu taxaw bu baax ci li ñuy yëngu-yëngu yi ci réew mi lu ci mel ni wàllum mbay mi wàllum napp gi ak itam wér-gi-yaram ak cosaan ak aada ci boppam te bàyyiwul benn gox-goxaat fii ci réew mi moom journaliste communicant bi am na yeneen itam thème d'actualité yu muy abordé ci livre boobule dañ ci ànd kon les bonnes feuilles de la rédaction ak Ibou Diouf ak Gervais Yaw. ab téere boo xamante ne di ci dëxëñ ay recueil maanaam yu mu bindoon mu aju ci wàllu chronique reportage article ak itam fësal xalaatam ci mbir yi fi daan am loolu yëpp ñëwaat ci li nga xamante ne mooy jaar-jaaru bindikat bi di journaliste communicant. boo demee ci koom-koom bi laal na ko boo demee ci wér-gu-yaram laal na ci boo demee ci sécurité laal na ci lu mel ni mine antipersonnel yi nga xam ne effet yi ñu am ci économie. livre bi bu duppee par devoir civique et militant le Sénégal que je connais may na ko mu ñëwaat ci xew-xew yoo xamante ne amoon na fii ci réew mi te mu joxe woon ci xalaatam. ñuy yalwaan ci biir Sénégal phénomène boobu phénomène la bu nga xam ne wax yi bëri nañ waaye war nañ toog càmbaraat xool nan la ñuy def ba régler situation wax naa ci tamit station d'eau usée de cité front de terre fii nii. téere bi tamit màggal na ci ay kàngam yoo xamante ne ci histoire du Sénégal dina jafe nga wax ci te doo leen ci tudd. ku mel ni Seydou Badiane Kouyaté ñëpp xam nañ ko moo bindoon Sous l'orage ku mel ni Bara Diouf bi nga xam ne moom moo lancé agence de presse sénégalaise Sembène Ousmane mais tamit ay kilifa yu nga xam ne ay kilifa diina lañu ci biir Casamance ku mel ni Cheikh Mahfou. journaliste communicant la waaye nag ku yëngu ci wàllu politique moo tax fësal na gis-gisam ci ni ñuy amale politique fii ci réew mi. damay def politique ma bokk ci parti donc jamono dina toll fu nga xam ne da ngay jël position da ngay wax li nga xalaat loolu mooy démocratie ku nekk nga joxe sa xalaat yow nga joxe man ma joxe keneen joxe xalaatam te livre bi président de la république moo ma ko préfacé maa ngi koy remercier. par devoir civique et militant le Sénégal que je connais mooy livre bi nga xamante ne journaliste bii di Talibou Aïdara moo ko fësal ñëwaat ci noo xamante ne noonu la gisee ni mbir mi tëdd fii ci réew mi indi ci xalaatam ba pare indi ci tamit li ñu jàpp ne buñ ko defee mënees naa doon solution. jërëjëf Ibou Diouf léegi dañuy jàll ci xibaaru tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. xibaaru tàggat yaram dañuy waxaat ci li xewoon fële ca Louga diggante Ndiambour ak Jaraaf ñi jiite club ba ca Louga nag ñoom li ñuy naqarlu mooy fédération bi dafa mel daf leen bëgg a jiiñ la xewoon foofu. waaw ñoom daal dañoo am maanaam mbetteel ci posture bi nga xam ne fédération sénégalaise bu football am na ko nee nañu daal yëf yi dafa xaw a am parparloo maanaam regard bu biais la jàkkaarloog nañu taskatu xibaar yi waa Ndiambour ginnaaw lettre circulaire bi nga xamee ne FSF moo ko génne ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra. ASAC Ndiambour ñaawlu na doxalinu fédération sénégalaise bu football club bu Louga bi xam la ni kuréel gi dafa wane ab ñàkk tey. dànkaafu Ndiambour ba sax mel ne ku koy xuuxal xoqatal yéen ca wax ci circulaire bi yëpp. gis nañ ko waaye circulaire bi ci forme circulaire bi ni mu génnee ñun ñu ñaawlu ko parce que circulaire bi ci réseaux sociaux yi lañ ko njëkk a gisee laataa ñu koy notifier officiellement sunu ay administratif circulaire boobu di wax ci agissement Ndiambour yi di wax ci agression arbitre bi ak agression bi nga xamante ni moom la ñu wax présumé en tout cas bu Cheikh Gueye ñoom ba ñu liiree seen circulaire danoo jël Lougatois yi nekk ci Sénégal yëpp wala ñu nekk ci Louga yëpp dugal leen ci benn kaaf mooy kaafu ñoo xam ni ay nitu fitna ngeen da ngeen di xeex da ngeen di xuloo Ndiambour day xeex day xuloo ci circulaire fédération bi loolu lañ ci mën a jàngatee alors que Ndiambour ñëpp xam na ni tur ba wuyu na boroom ñun jàmm lañu xam. Ndiambour fësal itam yeneen rëq-rëq fédération bi di xam la ni dina def lépp li nekk ci kàttanam ngir
setal deram. dama jàpp ni bu nit dee àtte war ngaa àtte équitablement mooy lan woo ko tooñ ni ko lan nga def lan la woo keneen ka ni ko lan nga def lan la mën a équilibré mais loolu amul benn dirigeant boo xamante ni entendre nañ ko defe naa ni benn rapport génnagul ñoom ñu basé wu ci seen ay xalaati bopp indi lii ñun defuñu lu ñuy daane en tout cas Njàmbur am na ay kilifa yu fi nekk am na benn cabale orchestré boo xam ne dañ koo jël dessiné ko bu mu baax lool maquillé ko ba mu baax bëgg koo teg ci kaw Njàmbur de Louga ñun Njàmbur ñu ne loolu du fi amee. jamono ji nga xam ne mu ngi nekk di xeex ngir des ci Ligue 1 bi Njàmbur mu ngi dugg ci beneen jafe-jafe. Cheikh Sadibou Diarra ci jamono yi may wax ak yéen sax ligue foot professionnel ñoom tamit ña ngay amal jano ak taskatu xibaar yi du ñàkk dinañu dellu si ci coow loolu juddu ca Njàmbur ak Jaraaf ñu wax ci wàllu coupe du Sénégal 16e de finale yi tey jii nag lañ koy yeggali ginnaaw bi ñu ko tàmbalee démb Thiès FC Coton Sport nar a daje tey Kayor Foot Jàmbaar Stade de Mbour Yego J Fatick Njàmbur USC AS Douane ak Zik Inter contre Port. résultat yi démb nag nii la tëddee Amitié éliminé Daaru Salaam série penalty Agel tamit dafa daan Demba Diop Mbour 2-0 Oslo daan Assure 2-1 Teungueth FC moom dafa daan ay Saloum tir au but bokk na ci Linguère Génération Foot Casa Sport ñoom tamit jafe ci qualifié ci anam yu jafe tir au but la ñu mujjee dóor seeni adversaire Seneps moom tamit nekk seul club bu Ligue 1 boo xam ni dañu ko éliminé ci 16e de finale yi pour le moment Lusitana moom moo def lu ni mel ñu jeexale ko ci wàllu basket soxna naat ak Basketball African League noué ab partenariat bu ñaari at ak benn projet immobilier d'envergure bu nekk fële ca Diamniadio Envol City nekk ñoo xam ni dañuy faral di construire ay bâtiment bokk na ci bâtiment ONU foofu noonu nekk ca Diamniadio projet bi nag partenariat bi mën nañu ko xayma ci 300 milliards ci sunuy koppor partenariat boobu nag dafay dugg ci stratégie Basketball Africa League ngir fexe rek ba valoriser entreprise africaine yi dañ ci teewlu Mokhtar Thiam directeur général Envol City ak Amadou Gallo Fall président Basketball Africa League ki taataan seeni kàddu di Mame Fatou Ndoye. Depuis le début, le lancement de la Ligue, nous avons attiré des partenaires de classe mondiale comme on l'a dit avec Nike. bi ñuy lancé ligue bi nag attiré nañu ay partenaires yu mag a mag a mag yu ci mel ne ay Visit Rwanda Nike yu Jordan ak New Fortress Energy ak ñeneen ak yeneen partenaires yu mag yoo xamante ni ñëw nañu jàpp ci liggéey bi waaye nag fi mu ne nii suñu mbébét mooy gën a am ay compagnie privée yu mag a mag a mag yoo xamante ni Afrique gi la ñuy sosoo ñoom nag bokk ak ñun vision waaye tamit am bëgg gën a yaatal sport bi di basket lii nag suñu liggéey la suñu mbébét la te ñun ñi ngi ci bëgg am taxawaay bu am solo waaye tamit képp koo xamante ni bokk nga ci gën a yaatal Afrique développement infrastructure yu mag yi donc ñun loolu dañ lay souhaiter lii di bienvenue waaye nag suñu mbébét mooy gën a jàpp ci liggéey bi ngir mu gën a ñoŋ ca kanam. Et exposer ces opportunités au reste du monde. Le lien c'est la qualité. lien bi nag mooy qualité bi surtout ñu gëm ni Afrique am na ay talent yu am solo loolu tax ñu fësal partenariat bi te liggéey bu am solo lañ ciy xaar liñ ci bëgg nag mooy gën a fësal liggéeyu Afrique waaye tamit jaare la ko ci Basket Africa League bi ndaxte ñoom wane nañu seen preuve wane seen taxawaay ci tundu Afrique bi am nañu espoir bu baax mais tamit am nañu ñoom mbébét boo xamante ni gën a fësal talent africain yi ci liggéey boobu la ñu nekk ci contexte boobu la ñu nekk moo tax ñu mbébét ni war nañu liggéey ak ñoom. di jaajëfal Mamadou Ndiaye ci traduction bi soxna Natal li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ba ëllëg incha allah à partir de 6h30 ñu jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waaye yeewi ñoo ngay bëgg a yeew seen bopp nag ubbil Les Échos ni ñu doxalee seen investiture yi ci wotey député yéenekaay bi nee nañu mooy bëgg a xutti coalition bi ñi amul lu leen neex ci investiture yi ñoo ngi yàbbi kàddu yu mel ne xeme boole kook di yekk musiba ak mbelangaan ñi def investiture yi Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy ñaawlu nañu ba fa ñaawlu yam ni ñu leen ci ginnaawale kii di Serigne Moustapha Sy Jamil moom Khalifa Sall la ne jàkk ne ko ak sa aqulayi taala waxal est-ce que jàpp nga vraiment ne 15e place bi ngeen ma teg ci liste yi foofee mooy sama place maître Moussa Diop moom Les Échos nee nañu ci kaw Khalifa Sall ak ci kaw Ousmane Sonko la dal nee na li xew ci investiture yi du kenn ku dul
ñoom ñaar maître Moussa Diop dem ci banaan yàlla na yàlla sunu borom musal Sénégal ci sàmbaak ci bàcc le mandat nañu dëgg gi daal moo di Yewwi Askan Wi moom tas na ba fu ne aw ngàll féete fa ndax ni ñu doxalee ci investiture yooyee ak ñëgg-ñëggi xol di frustration yi mu jur Le Quotidien moom la xëyee ba dañuy wax moom it maire mu ci Serigne Moustapha Sy Jamil maire ak Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy ak Cheikh Tidiane Dièye ak compagnie li ñu jàpp moo dañuy def investiture yi ci Yewwi Askan Wi dañu leen a wor dañu leen a tuutal dañu leen a doyadal L'Observateur di laaj fantasi roog damantey xef ak tibbantey tànk gi am ci biir Yewwi Askan Wi ana ci kan lay baax ci ñoom lay baax wala ci ñi ñu ko séqal ñu séq ay jéego dem ci journal Le Témoin li mu bind ci xëtamu njëkk mooy ginnaaw dépolice yi ngir élection législative yi fi kaa bi toll moo di coalition Yewwi Askan Wi ma ngay bëgg a tas ndax am na fa juróom-ñeenti parti politique yu bokk ci Yewwi yu ñu Yewwi maanaam gisuñu seen bopp ci investiture yi ba tax fu nañu toog fa di jéebaane ka naqarloo ko ŋàññe ka ñaawlu ni ñuy doxalee investiture yi liste bi Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru ñuy ruumandaat ne du jàll ndax ni ñu ko tëggee ba ñu koy tëggaale wuñu ko ak parité tax meerum Ndakaaru di Barthélémy Dias demoon démb ca direction générale des élections doon fa àlloo ko xataraayu ak di tuumal Macky Sall journal L'Info nañu Barthélémy Dias nee na li ñu bëgg a def complot d'état la te loxo Macky Sall génnu ci Libération mu fay wax ne liste bi Yewwi ci Ndakaaru dara si ku ci bu dee am na lu ca nekk waa direction générale des élections ñoo ko ca def ñoo trafiqué liste bi L'Observateur nañu rëq-rëq yi ñuy wax ci liste bi Yewwi bi ci Ndakaaru moo tax Barthélémy Dias dem démb ca direction générale des élections indi fa coow lu rëy ba di fa wax ne ay nit yu bari dee nañu ci réew mi bu yàggul ndaxub complot politique na leen leer ne li ñu bëgg a def bu ñu ko defee yeneen i bakkan dinañu tëddaat ci réew mi Farba Ngom bu APR ne ko ca wet ga ba booba ci ngeen di xamee ne bési góor a koy bay bu boobaa lu ngeen fi indi rek ñu wecci leen lise ko nañu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw bi ñu yégee li Barthélémy Dias def ca direction générale des élections ca la ñu woote ab janook taskatu xabaar yi di conférence de presse ci guddi gi doon ko ñaawlu ñë fa yëkkati kàddu bokk ci ñoom Zahra Iyane Thiam mi ne ñoo ngi wax militant yi ak responsable yi Benno Bokk Yaakaar yi ñu jóg il faut que ñu wan Barthélémy ne réew mi santul Dias moomul Sénégal Farba Ngom ne ca ndajama ñoom waa Yewwi Askan Wi bu dee dafa am lu leen metti wala am lu leen naqari nañu dem laaju ko waa jii di Saliou Sarr mi defar seen liste bi Bamba Fall meeru Médina ne ñu ci journal bi Barthélémy Dias jëfi gangster lay jaay te état bi waru ko cee bàyyi da ko war a jàpp Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau bokk ci Benno Bokk Yaakaar ne ko ci Source A bu dul woon ak li mu doon maire bu Dakar kon tey ji moom Barthélémy Dias ma nga kaso Alioune Ndoye nañu ñun ay boy town lañu nañ ñenn ñi dindi ci seenum xel li ñu jàpp ne mën nañoo toog fu nekk di leen menacer nu mu leen neexee loolee moom ku ko fi defati duñ la ci bàyyee noonu lu waay bëggati rek danañ ca dem ak moom journal Source A yamu rek ci jottali ñu waxe Alioune Ndoye ji mi ngi ñuy xamal it li waral coow li dëgg-dëgg ba taxoon Barthélémy Dias demoon di sàmbaari ca direction générale des élections la wére histoire la ko journal bi tuddee enquête dina kay moom li mu xëy di ñu ko leeralal moo di li loi électorale bi wax ci mbir mu ni mel nee nañu bu dee dañoo defub liste te yemale wuñ ca góor ña ak jigéen ña maanaam parité gi matul mën naa tax ñu rejeter liste ba ministre de la république ba woon di Serigne Mbacké Ndiaye ni ñu ci xët mu njëkk la témoigné ngoonuk fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ca la opposition bi nar a amee seen mbetteelu àdduna ndax mën naa weesu li ci xët mu njëkku enquête dina kay benn waay bu ñu naan Lansana Diallo moom lañ doon àtte démb ca tribunal bu Tamba li ñu koy tuumal moo di da doon tëddee doomam ju jigéen ju toll ci fukkeet ak ñett enquête nañu bi mu taxawee ca kanamu juge ba nangu na li ñu koy tuumal waaye nee na li tax mu def ko moo di heure bu masaana soxla jabaram dafay bañ xañ ko boppam moo taxoon mu doon tëddee doomi boppam. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen yéen itam ci ànd beeg télévision Futur Média rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci soir d'info ak yeneen xibaar 19h30 et 20h ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye li xew ci biir internet bi ak Mairie Bey di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.